sant leen gërëm leen cànd beeg ñun ITV tënkub xabaaru marax yi ñuy tàmbalee faram-fàcce xabaaru marax yi jëm ci yokkute bi nar a yokku yoonu teer bi ginnaaw jam ñaajo ga mu yemoon daañu koy yokk léegi mu yegg ba ca aéroport Blaise Diagne ba ca Diass liñ ca bëgg mooy gën a yombal dem beeg dikk bi njiitum réewum Sénégal président Macky Sall songaat boobu les projet bu am solo ci kanamu maire bu Diass ba ca gox bam attaque genn wàll la liggéey bi nar a am ngi ñu mën koo tàmbalee jëfandikoo ñu xuus ànd ci ak faram-fàcce Mamadou Dieng Moussa Fall reportage. ci ay tàccoo ki sargal lañ ko gàttandu moom njiitu réew mi Macky Sall jamono ji nga xam ne yegsi na ci bërëb bi fas yéene daloo gare train express régional bu Diamniadio. Macky Sall ñëw ngir teg beneen jéego jëm ci TER bi mu di ñaareelu phase boo xam ne dafay bawoo Diamniadio dem ba AIBD mu di fukk ak juróom-ñeenti kilomètres yoo xam ne fas nañu ci yéene lal raay bi. saxaar si dana yegg si fii ci AIBD fii ci commune bu Diass te nee naa leen bu ci yàlla àndee train express régional la tudd maanaam train la bu gaaw buy daw 160 kilomètres à l'heure kon kooku warul yem rek ci région de Dakar. mais bu jógee Thiès également ñëwaat dem bi Mbour pour que suñu mbokk Mbour Saly ak li ko wër ñoom itam su yàggee tuuti rek daañu gis TER bi seen dëkk loolu mooy sama yéene ci yéen loolu mooy li nga xam ni moom la suñu gouvernement di liggéey guddeeg bëccëg. lii division njiitu réew mi muy dugg ci axe 1 bu plan Sénégal émergent mbëbët bi di fexe ba may Ndakaaru mu nokki ci wàllum dem beeg dikk bi ndax fii ci capital bi téeméer boo jël ñaar fukk ak juróomi fii la ñuy yeewoo bu dee ci wàllum koom téeméer boo jël ñeent fukk yi fii lay bawoo ci wàllum parc automobile bi moom at mu ne luy toll ak ñeent fukki junni immatriculation yu bees danañu ko enregistré TER bi di gën a yombal dem beeg dikk bi. lii mooy li nga xam ne bu ko yàlla mottalee Sénégal dina marqué point boo xam ne ci wàllu modernité. ci wàllu infrastructure de transport public bu ñu ko boolee ak BRT dinañ nekk le premier pays en Afrique boo xam ne le transport public de masse transport multimodal aura été une réalité entre le bus le train les taxis et les cars Ndiaga Ndiaye tout ça sera interconnecté la banlieue sera naturellement servie loolu mooy ambition bi. ñu ñot di raay bi kon jëlee ko Diamniadio mu fas yéene yegg AIBD lii di waral ba juróom-ñaari train yu bees danañu ko commandé bu fekk say fi nekkoon mu doon ñaar fukk ak ñaar gar bi bu noppee dana daloo bëccëg bu ne luy toll ak juróomi téeméeri passager liggéey yi fas yéene noppi fileeg fukki weer ak juróom-ñaar moom njiitu réew mi mu ne fast track la. Mouhamadou Dieng bu fekkente ne teer baa nga jëm ca Diamniadio jóge fa jëm ca Diass aéroport boobee sax ni déqee wutal daanu Kaolack ndangaan bu fa jàppale ni opération maanaam set setal bi doon def bis boobee Kaolack moo ko daal di dalloo ci kanamu kilifa yu mag ca gox ba quartier Darou Salaam bokk nañ ci quartier yi tànn ngir nag daal di fa jógee dem ca abattoir jàppit ndangaan ñu xuus ànd ak faram fàcce ci correspondance Adama Sarr. opération set setal bi ñu koy wooye ba setal nag ñu ngi ko amalee ci quartier bi nga xamee ne moom moo di Daaru Salaam nekk ci abattoir Nangaan mu nekk bés boo xamee ne day ki nga xamee ne moom moo di maire bu Kaolack mu ngi koy rafetlu bu baax. man dañu installé le 10 par le préfet et aussitôt 4 jours après le président de la République m'a reçu l'objectif moo doon lan la mën a def pour Kaolack parce que gis na ne Kaolack exprimé nañ seen bëgg-bëgg ci élection yi pour wax ne léegi dañoo bëgg développement. looloo tax ci saa si la lendemain conseil des ministres mu informé mu jox instruction ministre de l'urbanisme wax ma UCG ñëw après ñu def benn réunion au niveau du ministère le gouverneur def benn CRD fii woo ñëpp tey loolu lépp motul une semaine tey ñu fi kon espoir bi nga xam ne moom lañ yaakaaroon am na parce que soo ñëwee ci fi nga xam ne moo gën a jafe nga bëgg ko defar gis nga population bi nee nañ musuñu fi gis lii de 40 ans musuñu ko gis loolu moom doy na yaakaar. Daaru Salaam nag nekk ab quartier boo xamee ne day da jànkoonteeg dëgg-dëgg nag ñàkkum cet
ci loolu le nag jëwriñ gi ñu dënk wàllu ko urbanisme ak lii di hygiène publique moom day nee na saafara si moo di ñu defaraat bile quartier. daal li ma fa gis tiital na ma mais kilifa bu ñu la joxee responsabilité doon na tiital na ma lu métti métti da ngay xool naka ngay def naka ngay amee solution loolu itam la ñu président dénk ñu waxtaan ci kanamu préfet ci kanamu gouverneur ci kanamu président conseil départemental u Kaolack ñun ñëpp ñu jàpp ni quartier bi du taf yëngal a koy defar du ñëw rek bale dem déedéet quartier bi lu koy defar mooy waa urbanisme ak waa assainissement lëkkaloo seen doole ñëw d'abord ñu def ko ñu restructurer quartier bi bu ñu ko restructurer nag waxuñ ne rek population dañ leen di dàq déedéet balaa ñu leen di dàq utal leen fi nekk d'abord comme ni ko maire bi waxee waxtaan ak ñoom ba xam ndox mi fu muy jaar ba xam kër yi fan la ñu war a mën a nekk parce que tam duñ ko teg fu leen neex xam aussi investissement yu mel ni école ak yooyu yëpp fan lañ koy dugal bañ ci d'accord ba pare suñ ko adopté plan boobu ñu jox ko président de la République pour mu may ñu ndogal mu joxe ndogal ci ministère des finances ba jox lañu ba quartier bi ñu mën koo restructurer li fa xew ci musiba yi ñu fi gis te mu menacé population yi mu deñ fa. Abdoulaye Seydi Sow daal dina àddu jëm itam ci li nga xamee ne moom moo di liggéey yi ñu wooye opération hivernale nga xamee ne ñu ngi koy amal fii ci diwaan bu Kaolack su ko defee ñu mën a xeex li nga xam ne moo di wàllu ko mbënn mi. jaajëf soxna Astou Mbaye ak Adama Sarr ca Saloum waa Saloum sax dégg nañu mbirum talaatay ndeer Sénégal gépp di ko jàng ak di ko dégg saa su ne ëllëg incha allah juróom-ñaari fan ci weeru mars gi mooy doon bëccëg bi mbir yi xeew ñoo ko fàttaliku moo ne fekk lu ko jiitu mbaa bu rombee tuuti sax juróom-ñetti fan ci weeru mars dafa doon bëccëg bu njëkk jigéen ñi lu ni mel nag moo tax waa ndeer doomu ndeer sëtu ndeer jàpp ni waru ñoo fàtte ndeer tax ñu ni der seen kàddu jëpp ngir bëgg ñëpp yëg ko itam moo tax ki nga xam si moo di Ousmane Ben Thioy bokk na ci kàngam yi nga xam ñoo nekk fekk baax ci daanuk ndeer bëgguñu histoire ndeer réer waaye itam ndeer it lu nu war a dekkal la ba mu am fa turam yegg ku fa dem xam ne jëmmam yegg na fa ñu teewlu ko moom am na lu mu dénk yi TV. ñu waajal 7 mars muy talaatay ndeer alors Sénégal dañoo am habitude commémorer 8 mars muy journée mondiale de la femme alors ñun au Waalo dañu am événement bu mag muy 7 mars muy bés bi nga xam ni ci la jigéen ñu ndey taale woon seen bopp ngir bañ doon jàmm alors ñu koy commémorer chaque année di feddali suñu ay ñaan ci ñooñu ndeer waykat yi dañ koy way bindkat yi di ko bind xalamkat yi di ko xalam donc foo tourné ci àdduna bi ñu lay wax ndeer alors boo demee ndeer ba nga gis ndeer da ngay xam ni ndeer dafa dellu ginnaaw donc ñun ndawu ndeer ñun doomu Waalo ñu takku taxaw pour que tur bu ndeer bi fu mu àgg dëkk bi mën fa àgg ci côté éducation ci côté santé ci côté infrastructure ci côté assainissement lépp loo xam ni dëkk yi dina ko soxla pour développer ndeer développer commune ñu développer Waalo développer dans sa globalité. On lance un appel au président de la République monsieur Macky Sall que le 7 mars ñu dugal ko ci agenda culturel Sénégal ba nga xam ni chaque année ni ñuy defee ay màggal ci yeneen dëkk yi cosaan yi ci àdduna bi ñu 7 mars fu mu jotee Sénégal biti réew ñëpp seen xel dem ci ndeer nit yi di mën di dem foofu mu nekk site touristique ndeer di ci am ay retombées yoo xam ni dëkk bi dina changer commune yi dina changer. muy doomu ndeer di Ousmane Ben Thioy ku wax ndeer mu ëmb diwaanu ko Waalo ca biir ku wax Waalo xel dem ci fleuve Sénégal OMVS bànqaas bi nga ko ëmb boole réew yi ko seq Sénégal ma ci biir OMVS nag di waajal juróom fukki at ba mu taxawee ak léegi kon dañ ko war a mandargaal ci wàllu guddi mel fukki fan ak benn lañ koy war a màggal ci weer bi moo tax ki ñu dénk liggéey bu ni mel di haut commissaire bi di ki nga xam rek moom mooy Ahmed Diané Séméga kàddoom jot naa jib ci lu yaatu ak yaakaar gi mu am ak koom-koom gi mu am ak it ni su war a gën a def kéem kattan ba suqali ko itam tey moo nekkoon ganu ko ci du dimanche from fàcceek Abdourahmane Ly façon bu ëpp bi nga xamante ni noonu la ñu wëree or bi ca Falémé ak garab yu ñuy dagg foofee nga xamante ni fa la fleuve bi di jugee di alimenté dëkk yu bokk ci OMVS doon na ab danger woo nga xamante ni mën na dem ba nax saayloo di fleuve Sénégal bi ki yëkkati yooyee artu di haut commissaire organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal Ahmed Diané Séméga
ngir fësal njaxareem. Vous me permettez d'ailleurs de faire référence à... yaa ngi may tey ma ñëwaat ci ab musiba woo nga xamante ni mën na tax tey fleuve bi disparaître mu di caxat-caxate wi nga xamante ni ñu ngi kaa def ci massif ba ca Fouta Djallon ndaxte foofee la fleuve bi di jóge fleuve bi du muy couler ab pente la rek ba fi di fa nga xamante ni kon bokk na ci fu fleuve bi di jóge jamono ji may wax ak yow ndox jógeetu fa yeneen bërëb yi nga xamante ni kon foofee la ndox mi di jóge jaare ko kon ci pente boobu ma doon wax sànq jamono ji ci ab danger la ñoo nekk ndaxte askan wa fay yeewoo ñoo ngi dagg garab ya fa ci anam goo nga xamante ni jéggi na dayoo loolu te loolu nag baaxul ci fleuve bi. procède à une déforestation massive. loolee waral au commissaire OMVS di woo askan wi dëkkee ci ñeenti réew yi bokk ci OMVS suñu woy di jàpp seen xel ni dañoo war a sàmm fleuve Sénégal bi nga xamante ni seen moomeel la te nga xamante ni njëriñ yi yaatu na loolu bokk na ci njëriñ yi li nga xamante ni mooy dem ak dikk bi jaarale ko ci muy loo nga xamante ni ñoo ngi fexe liggéey ci ngir suqali ko lu ëpp ñetti téeméeri milliards ci xaalisu CFA lañu ci fas yéene dugal. La construction du port fluvio-maritime de Saint-Louis. taxawal ab port fluvio-maritime foofee ca Ndar taxawal it ab port fluvial ca Midédi yoon woowu moo ngi def 905 kilomètres ak yeneen escale yu ñu ci mën a taxawal ak ñoomi seen loole moo jëm ci wàllum dem ak dikk bi ci fleuve bi jëm ci projet bi leneen it mooy ci biir fleuve yi am na ay quelques gàllankoor yu ci mel ni suuf si nga xamante ne nekk na ci biir ñu fas yéene kon dindi tey nag navigation saisonnière la ñoo gën a def ndox bi bu bëree ci fleuve bi ñu koy wax haute eau mën nañoo jógee Saint-Louis jàpp Midédi te jafe-jafe du ci am waaye tey suñu jubluwaay dëgg mooy fexe 12 mois sur 12 ñu mën di dem ak dikk ñaareelu phase projet bi nag lu muy gën a jox boobu mooy transport minéralier. Et la deuxième phase du projet va concerner le transport minéralier. lu ñuy wax maîtrise de l'eau loolee la ñu fas yéene def jaarale ko ci fleuve bi ngir mën a aménager lu toll ci 212 000 hectares suuf ci 408 000 hectares yi nga xamante ni mënoon nañ ko exploiter ci zone bi nga xamante ni kon 120 000 hectares yi jamono ji ñu ngi kaa exploiter fu ñu ko jaarale di barrage yi di bu Jama ak bu Manantali Ahmed Diané Séméga ngi leeral ni lu jege junni milliards ci xaalisu CFA nga xamante ni 350 milliards yi fii ci Sénégal le fleuve bi mayee kon ni ki bénéfice. jaajëf Abdourahmane li duñu ko bàyyi moom Ahmed Diané Séméga moomu leen kàddoom jot na jëm ci li nga xam moo di raay bu rëy bi nga xam dañ ko war a takkal OMVS bu sotteem ndax jàppees na ni kat boo raaya lu mu war a mën a jot la ren ji ndax fi mu ko fekk ak li muy dox moom dex gi ak ñi ko séq ak jàmm ak koom gi muy becc mu jàpp ni kon xëy na ren moom mënta ñàkk ba nekk champion maanaam tànneef gi moom it ma ngay faram-fàcce ba tey ak Mamadou Ibra Kane. Pour nous, ce serait à la fois, je pense, la consécration, comme je vous l'ai dit, de cette vision d'intégration. ngir ñun façon la woo nga xamante ni dañuy jaajëfal kon ci vision bu ñu am ci wàllum intégration ak jàmm ju muy jur te ñu koy sàkku saasu ne la ma jàpp mooy ne jàmm dañu ko war a gën a tabax jaare ko kon ci bassin hydrographique yi boo jëlee àdduna bi ni ki misaal nga xool bassin hydrographique yi di nga comprendre li mu bëgg a wax OMVS taxaw na ay barrage ay infrastructure yoo nga xamante ni kon li koy tax a jóg mooy may askan yi bokk ci kuréel bi ñu jotee ci courant beek ñoom seen waaye ngir mën OMVS lu mu defar mu waral tey ñu nominé ko kon ngir prix Nobel de la paix mooy jàmm ji mu tabax ci réew yi ci lépp lu nit di def bu ci jiitalul jàmm yaakaaruma ni dina ci am ndam jëm ci loolu sax ñi nga xamante ni kon ñoo taxawal OMVS depuis ORS dañoo bëgg romb sax cadre technique bi nga xamante ni kon moo ñu lëkkalee jëm ci fleuve bi ngir taxawal ab espace woo nga xamante ni kon day boole ñëpp ngir amal ab suqaliku woo nga xamante ni kon ñëpp a koy bokk muy loo nga xamante ni kon mooy fondement bi ngir amal ab jàmm ci zone bi. Développement qui est le socle, on va dire, pour assurer la stabilité et la paix dans la région. jaajëf xabaar yi wéy ngir tënk mi ngi soxal li nga xam moo soxal lu jëm ci soxna si di ab doomu réewum Sénégal di Mariama Sylla moom moo taxawal li ñuy wax marque jongama di ab ràññeetlukaay bu yëngu ci mbirum mbay ak la ci aju soppi gàncax gi awee ko ci wàllum guy ak la mu ëmb ak i meññeefam moom nag nee na bëgg na yokk li nga xam si mooy la muy defar rek a soppi ndax innovation boobee nekk lu am solo awraayam jot na becc ay kàddu ak i rajo. Jongama nag benn entreprise bu yëngu Sénégal ci wàllum transformation des produits locaux
donc li ñuy def mooy dëkk bu nekk dañ fa am ay jigéen ñoo xam ne ñoo ñuy collecter matière première boo demee Kédougou buy bi la karité moringa ñi boo demee Kaolack jigéen ñu bayandoog ñoom ci bisaab bi boo demee Kébémer jigéen ñoo ñuy foral xooxu sump yi ñuy defee huile d'arachide désert boo demee Potou ci pic de Barbara bi lañ nekk et cetera donc loolu moo ci ñëw liggéey tey nag dañoo ñëw fii ci salon de l'agriculture à Paris salon bi nga xam ne lu jëm ci wàllum mbay ak napp ak élevage moo ko tax a jóg ñu amoon fi ñu ràññee ñu ci benn distinction bu ñu def pour agriculture du monde ñu boole ñu ci donc mu doonoon mbégte bu ci ñun ñu koy nag déggee jigéenu Salémata yi nga xam ne ñoo tax mbir mi gën a yokk parce que ñoom ñooy suñu femme collectrice de matière première te prix bi produit bi nga xam ne moo ko am mooy buy bi donc buy ñu ngi ciy liggéey pëndoxu buy ñu ngi ciy liggéey huile buy ñu ngi ciy liggéey tamit ay produits alimentaires dérivés comme lu mel ni ay bonbons yoo xam ne buy lañ koy defaree wala ay gâteaux yoo xam ne buy lañ koy defaree te lekk yooyu moo tax ba ñu am ràññee boobu noonu fii ci salon de l'agriculture. ngir jeexal benn ponk soxal bitim réew waaye itam soxal Sénégal ndax ambassadeur bu Ukraine ci réewum Sénégal ginnaaw bu rekk démb bi ay coow jibee ni am na woote gu mu woote woon ngir bëgg ay doomi réewum Sénégal takk seen ay jàjj gàddu ngànnaay dem xeexal ko ca digganteem ak réewum Russie lu mel nag tax na ba bànqaas bi yore communication ci ambassade bu Ukraine ci réewum Sénégal becc na bataaxal ni communiqué mi ngi wax naan xanaa kay ñàkk a comprendre li mu jàpp mooy xëy na dafa am benn manipulation bu am maanaam ñàkk a wax la am ca biir dëgg noonu la ko gisee ci communiqué bi mi ngi ñaan nag taskatu xibaaru Sénégal yi ñu bañ a dugg ci benn manipulation ak benn soppi mbaa dara waaye nag tënkut moom li mu bëgg a def lan la waaye daal nee na ci communiqué bi ñoom ambassade ñooy wax daañu gën a def kem kattan ba xam ni daañu sàmmonteeg lépp lu état Sénégal tënk ci wàllum yoon ak yoonal ci gàttal noonu la ko tënkim waaye nag lu jëm ci lam doon def ak lan ko tumaal ci la bëggoon a def muy ay nit yu bëggoon takk seen ay ngànnaay dem ca Ukraine waxul ca lenn lu su war a mën a faram fàcce ni lii moo tax mu bind ko mbaa mu def ko moom daal nee na dina gën a sàmm li yoon Sénégal tënk du ci fet lenn waaye nag bëgg naa gën a doxal lëkkaloo gi lu koy suuxat diggante Sénégal ak Ukraine sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñu lii moo tëj jukki xabaaru marax yi ñu bàyyi nag programme bi total dimanche ak Adama Anouska Ba neski la doon incha allah jërëjëf